mbokku internet yi faral di suivre Dakar Actu à travers seen émission l'entretien tey dañu amaat mbégte di leen tegtal kenn koo xamante ni bokk na ci langue politique gi du ma ne sax concrètement ci langue politique gi mais doon na koo xamante ni également marqué na li nga xamante ni moom moo di présence am ci lii di doxalinu réew mi kooku nag ñu bëri bu ñu ko waxee xëy na dinañ xalaat ñenn ñi nga xamante ni amaana peut-être lu bare peut-être ci ay jéego doxaguñ ko gaa ci politique mais doon nañ ñoo xamante ni également lépp lu aaju ci doxalinu réew mi rek indi nañ ci seen loxo tey nag comme ni ñu leen ko waxee léegi rek ku bees lañ leen indil du ku yees sax waaye koo xamante ni la également tàmm ngeen di ko gis à travers donc le petit écran njiitu gëm sa bopp la ñuy dalal tey ci seen grande émission l'entretien fas yéene waxtaan ak moom ci lu yaatoo yaatu ci li soxal doxalinu réew mi ak li nga xamante ni weesu nañ ko ci li ñu daal di maanaam dëgmaloon ci ay élection que ça soit muy élection locale yi wala mu nekk législative yi donc njiital gëm sa bopp suñ ko waxee xel yëpp day dem ci Bougane Gueye Dany moom la ñu am mbégte waxtaanal mu dalal ñu fii ci diwaanam fii ci cité Kër Góor gi donc njiital gëm sa bopp Dakar Actu di la remercier ci sa disponibilité di la bàyyi rek nga nuyoog mbokk internet yi laataa ñuy tàmbali waxtaan wi. maa ngi lay ziar bu baax Cheikh di sant également Dakar Actu ak ñëpp ñi nga xam ne actuellement. ñu ngi ñuy suivre di massaw ñi dëkk ci. yenn zone urbaine yu am ndox yi parce que c'est difficile di ñaan suñu borom naatal nawet bi ba suñu mbokk baykat yëpp mën koo jëriñoo ni nga xamee ne noonu la ñu amee mbébét bi. D'accord donc dañuy dugg rek ci waxtaan wi ba gannaaw ba nga nuyoog mbokk internet yi bon dinañ la faral di gis à travers Dakar Actu donte sax xawoon nga fi géej lool. waaye dañuy comprendre que ni rek agenda yi ngeen am parfois moom moo leen di tënk. ba du ngeen peut-être di mën a à chaque fois. suñ leen soxlaa xëy na ngeen di mën a exprimer wu loolu aussi lu ñuy mën a comprendre la. Tout à fait. Donc di la remercier ci disponibilité bref li ñu bëgg a aborder d'abord président Bougane Gueye Dany dañ koy njëkkee ci li nga xamante ni moom lañ jógee lu yàggul muy élection législative yi gis nañ li nga xamante ni yaa ngi ko doon def ci ay jéego à travers peut-être li nga xamante ni doonoon mën naa ni sax campagne laa koy tuddee parce que amaloon nga sa campagne bi ñuy tuddee non au troisième mandat ay gox yu bari fii ci Ndakaaru nga doon fa dem di waxtaan ak askan wi gannaaw loolu ba nga ko defee ak résultat yi nga xamante ni gis nga ko également mu tukkee ci élection législative yi boo ci doon def ab jàngat bu ndaw lan lay doon. jërëjëf Cheikh d'abord sentiment de satisfaction. Satisfaction dans la mesure où yéene bi ñu amoon moo doon fexe xañ Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar benn voix bu gëm sa bopp. élection locale bi ñu ca demee bi ñu bàyyee muy benn élection bi ñu bokk. sur moins de 150 communes dañu am 222 000 voix su ma yéene moo doon voix yooyu benn bañ ci dem ci Macky Sall et boo xoolee résultats yi nu mu tëddee sant nañ ci suñu borom ku ci nekk la mu amoon rek la amaat Thierno Alassane Sall la mu amoon la amaat Pape Diop 43 000 48 000 la amoon Wallu 444 000 ñu amaat dans ces eaux Benno Bokk Yaakaar 1 500 000 mille ñu amaat 1 500 000 mille day tekki ne ñun waa gëm sa bopp benn voix gëm sa bopp demul ci Benno Bokk Yaakaar maintenant nag ñi ci opposition bi ñoo ci bénéficier wu c'est tant mieux pour la beauté de la démocratie. D'accord tant mieux sax même bu fekkee ñu bëri ñu ngi doon jàpp ne xëy na même boo wàccoon ak li jotoon a xew xëy na sa diggante ak Yewwi Askan Wi bon ba nga jël un peu de recul tout au début waaye demoon nga it ba dernièrement nga wane carrément que ni war nañ mën a jàppale Wallu ak Yewwi ba daal di koy fësal ci terrain bi ñu bëri peut-être loolu xawoon na indi parce que dañu jàppoon ni xëy na yow ak Yewwi amaana xawoon na ñagas tuuti. déedéet ñagasul. mais dafa mel ni da nga ni ñu voté Yewwi dañu àndutoon dama xam nga ñun ñëpp ñoo bokk liñ bëgg. xëy na gisin yi maanaam approche yi rek moo du doon benn
mais li ñu bëgg ñun ñëpp benn la mooy réew mi ñu teg ko ci yoon Macky Sall ak ñi mu àndal ñi nga xam ne dañu toroxal réew mi ñu jëlee leen fi donc yéene boobu bu taxawee ñu war a tànn moom Macky Sall fexe ba ñun gëm sa bopp mu segg ñu ci génne ñu ci boo demee toog sa kër dafay mel ni yëf bi ñoru la et sànq yaa ngi koy wax gëw ma ne mën nañ ma présenter comme un politicien parce que langue bi ma dugg ñu bari dañ jàpp ne dama ci joox bokkuma ci mais damay wax ne suma passion ci Sénégal suma bëgg réew mi tax na lépp lu ñu war a xeexal réew mi rek jàpp naa ne dama ci war a jiitu kon bu ñu waree toroxal Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar man su ma bokkee ci ñi téye seen loxo ça veut dire que loolu ñoruma kon moo taxoon ñu jóg takk suñu ndigg wàcc ci terrain bi donte amuñu liste amuñu candidat ñun mais du suñu jëmm moo am solo képp ku mën a taxawal assemblée te bokkuloo ci ñiy dooleel Macky Sall rek man jàpp naa ne ñun ak waa gëm sa bopp liggéey boo fa def ñun nga ko defal kon jaadu na ñun ñu takk suñu ndigg wax ne sénégalais yi am yaakaar ci doxalinu gëm sa bopp ñëw leen ngeen renforcer opposition bu Sénégal pour ñu mën a am ndam ci élection yi nga xam ne moom la ñu génn et alhamdulillah suñu borom may na ci ndam opposition bi day wane rek dëgër raayu démocratie Sénégal. d'accord yaa ngi koy wax léegi wàcc nga ci terrain bi daal di woote li nga xamante ni moom moo di non au troisième mandat tey gannaaw ba nga doxee jéego yooyu gis nga askan wi côtoyé nga leen nemmeeku nga leen waxtaan nga ak ñoom jël nga seen xalaat ñoom it xam nañ fi nga xamante ni yow yaa ngi fa bëgg a jëmale Sénégal amaana donc loolu doon na peut-être loo xamante ni déjà dox nga ko ba am ci jàngat tey ban sénégalais yow nga gis sur le terrain. D'abord sénégalais bu sonn sénégalais bu lot sénégalais bu soxla ndimbal te gisul ñi ko war a dimbali sénégalais bu gis yoonu tekki gis ay doomu réewam fattal ko yoon woowu waaye ubbil ko seen njaboot ak ñi ñu àndal sénégalais bi ma gis mooy sénégalais bu am jom bu am fulla am fayda bëgg réewam mais am ay njiit yu ñàkk jom ay njiit yoo xam ne seen bopp moo leen yitteel seen njaboot seen waa kër ak lu ñu mën a waabale ci alalu réew mi sénégalais yi dañu jox un signal fort à Macky Sall parce que sanction bi ñu sanctionné Benno Bokk Yaakaar sanction bu Macky Sall la xaayaan nag ku dégg séeréer et comme gaynde gi da doon nelaw nee na bu leen ko yee mujj nañ koo yee far naa doon gaynde gu déggul jat alors comme déggul jat nag mag bu sukkee ci bool di lekk te nanguwut suur da ngay wiccax loxoom foofu lañ toll moo tax ñu nit ñu génn wax sénégalais yi ne leen non au troisième mandat parce que lii raam ci ñag bi la jëm Macky Sall li mu doon waajal bu ko sénégalais yi mayoon ci élection législative tarafatal ayn fi mu toll nii di nga dégg ne ñu ngi wax ci waxi troisième mandat donte sax génnuñu ci parce que boo déggee ci télé yeeg ci rajo yi ñu ngi lancé ballon de sonde yi ku ci nekk ci ñoom yow Macky Sall da koy waajal ku ci nekk ci ñoom mu ngi génn di wax ak di lancer ay ballon de sonde ci mbiru troisième mandat mais dama koy wax rek ne moom na fàttaliku sénégalais yi nga xam ne dee nañu en 2011 te dara indiw ko woon lu may non au troisième mandat bi ñu doon wax président Macky Sall diggante boobu ak non au troisième mandat bi ñu doon wax président Ablaye Wade diggante boobu ak léegi dara changé wu fi kon moom Macky Sall dañu ko jox réew mu ne ñum ngelawaay na góorgóorlu ba buy dem mu bàyyee nu réew mi ñu ko joxoon ça veut dire quoi troisième mandat il faut ñu waxante dëgg gis nga da ngay dégg yenn saa ñu ne la gor ca wax ja mais gor ca wax ja moo jiitu diine ci Sénégal suñu maamu ceddo yi bu ñu la joxaan seen kàddu
kàddu googu da leen di jaral ñu teqale seen bopp ak seen baat maanaam parole dafa sacré kon bu ñu gisee tey Macky Sall nekk ci tànku baraw li constitution bi xaatim. mais justement xam nga ci constitution dafa am l'esprit et la lettre l'esprit de la constitution actuelle ci moom sax boo déggee ay vidéo yi ñu koy tegaat di ko vaar yépp yéeneem moo doon fexe ba Sénégal benn président dootu fi tegle ñaari mandat et constitution bi loolu la wax nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. mais loolu amul lu ko jiitu. non le mandat est de 5 ans. je suis d'accord mais dama ne. esprit bi moo am solo maanaam li ko tënkoon moom ba mun wax ne li fi amoon dootu fi amaat loolu moo ko tënk xam nga diine daf fi fekk kàddu nit ku war a sàmm kàddoom du diine wax rek diine daf ko fekk ci suñu ëtt yi kon moom Macky Sall warul def lu yées li fi ay prédécesseur am defoon kon war na góorgóorlu ba démocratie Sénégal boobu ñu mën ko gën a suuxat. yow da nga jàpp ni moom dina def 3e mandat dina ko tenter. bu ko defee def musiba bu ko defee def musibaam. jàpp nga ni dina ko def yow. déggoo li ma la wax bu ko defee def musibaam dinañu ko bàcc yu mu dul gis fenn ku weddi laajal ki ko fi jéemoon. mais il a quand même le droit de se représenter. mais fii diine sax dafa la may lu nekk. mais sa ngor dafa am lu mu lay tere. et dama jàpp ne ay kaddu yi ba mu koy yëkkati ci ngor la ko tege woon kaddu yi ba mu koy yëkkati def lu baax la ci bëggoon waaw bu demee nag ba kaddu yooyu nar a doon safaan moom président Macky Sall ñu koy ñaan solennellement mu organiser ay élections transparentes élections yoo xam ne kenn du ci am benn jixi jaax. D'accord. Et jox la possibilité aux Sénégalais ñu xool ki gën ci réew mi ñu tànn ko jiital ko. D'accord ñu ñëw ci assemblée nationale gis nañ configuration bi ni mu fa tëddee jamono ji ñu gis ni également doon na lu inédit loo xamante ni musul am ci réew mi opposition bi am lu mat maanaam juróom-ñetti fukki siège jege lool le pouvoir nga xamante ni rawee na ko daanaka ñaari siège tey boo jàngatee situation boobu au niveau de l'Assemblée nationale lan nga ci mën a tirer comme loo xamante ni tey war na mën a jëriñ askan wi à travers donc cette nouvelle configuration. alors boo dégloo bi ma voté ba pare jour élection législative yi dama génn ma ne nit ñi surtout la jeunesse génn leen ngeen dem voté ci parce que nous avons une chance inédite de réécrire l'histoire et alhamdulillah yàlla defal nañu ko gis nga réew ay loi ñoo ko yor réew doxalin bu assemblée di tënk tëral ko kenn ku nekk war caa jaar loolu moo ko yor kon suñu borom bu ñu joxee ci opposition bi 80 jox majorité 82 am ñett ñu mu jël def leen daanaka ay arbitre kenn ki sifflé ba noppi rocciku bàyyi ñay xuloo dem féete fenn donc dañuy jàpp ne ñi am nañu 83 disons l'opposition am nañu 82 may wax rek ne li am solo mooy liggéey bi Assemblée nationale war a def et loolu député yi ñu fal ci opposition bi li ñuy xaar ci ñoom mooy ñëpp ne est-ce que lii la ñu bëggoon ci député lii la ñu doon yaakaar ci député lii la ñu am yéene boobaak léegi ci député bu Sénégal et nag am nañu yaakaar ne bëgg Sénégal gi ñu wane bëgg transformer réew mi nga xam ne ñu ngi koy wax saa su ne danañu ko concrétiser et loolu ni ñu koy defee mooy fu ñuy voter loi ñu teew fa lépp lu gën ci réew mi ñu jëf ko lu baax ci Sénégal képp koo xam ne wote nga ca contre c'est parce que bëgguloo Sénégal
d'accord mais gis nañ déjà coow yi fay dukkee ku nekk di jàpp ni peut-être sa camp war nga mën a maanaam président de l'Assemblée bi war na mën a jóge ci yow tey est-ce que jàppoo ni loolu dina fragiliser un peu l'opposition au niveau de l'Assemblée. mais xam nga aussi ku nekk dans une compétition ku nekk sañ nga taxaw fëgg sa dënn ne man maay mbër bi gën man maay ki gën a baax mais loolu it jàpp naa ne lu ñu war a waxtaane la ci ëtt ba jàpp dara doog a ko fësal ci sur la place publique. Ce qui est clair c'est que les Sénégalais ñu ngi leen di bàyyi xel et je parle des députés de l'opposition parce que ñun Sénégalais yi ñoo leen jox suñu kàddu ñun Sénégalais yi ñoo am yaakaar ci ñoom ba fal leen ma gëm ne li ñu bëgg danañu ko doxe danañu ko jëfe maintenant nag logique compétition warul tax chance bi ñu suñu borom jox ñu war ko saisir à l'Assemblée nationale ñuy bàyyi chance boobu di effrité wu. d'accord présidentielle 2024 li ci des daanaka matatul juróom fukki weer ak juróom-ñett daanaka bëreetul donc temps bi déjà mën nañ jàpp ni li dese ñu bëri sax bëreetul ñëpp a ngi ku ci nekk yaa ngi xool naka ngay tojee sa bopp janax déjà gis nañ Ousmane Sonko mu présenter sa candidature publiquement même su fekkee peut-être ñeneen ñi defuñu ko moom ni mu ko defee jàpp nga ni tey l'heure peut-être est à cette présentation de candidature ñu bëri jàppee ni c'est prématuré du côté donc du pouvoir am na sax ñoo xamante ni jàpp nañ ni doon na loo xamante ni c'est juste benn contre-feu pour suul li nga xamante ni moom mooy li ñu koy toppee ci wàllu yoon maanaam affaire Adji Sarr bi. Vous savez li des ci présidentielle daanaka fukki weer la ak juróom-ñaar mais boo xoolee dëkk bi ni ñu ko organiser ci ay fête ci ay xew-xew day gàllankoor doxalin ci lu bari donc boo nattee dëgg xëy na li des ci suñu diggante ak élection présidentielle bu 2024 matatul at et élection la boo xam ne dafa laaj kattan dafa laaj dugg ci roq-roqaat yi dafa laaj saafonteeg nit ñi parce que c'est la rencontre d'un homme et son peuple kon teel cee sumb teel koo waajal man gëwuma ne lu ci yàq dara la wala lu ci mën a wàññi dara li am solo rek mooy kenn ku nekk na am taxawaay bu biir kenn ku nekk ci ñi bëgg doon ay candidat nañu bàyyi xel askan wi te xam ne le Sénégalais l'électeur sénégalais est devenu très exigeant te li ñu muñaloon Macky Sall muñal ko Ablaye Wade dootuñu ko muñal kenn ku jël nguur bu Sénégal nit ñi dañoo yàkkamti nit ñi dañoo am problème mu dund nit ñi dañoo am problème mu lekk nit ñi dañoo am problème mu yoon am problème mu naan am problème mu xëy am problème mu tekki loolu faw ki war a ñëw mën ci indi saafara. d'accord mais bu ñu taxaw foofu déjà li nga lim déjà 6 points la yu essentiel ci dundu sénégalais yi mu soxal leen lool tey Bougane Gueye Dany ñu bëri di jàpp ni bon certains sénégalais boo leen laajee sax dañ la naan Bougane est-ce que pare na Bougane est-ce que am na popularité bi nga xamante ni tey war na ko mën a may mu taxaw di revendiquer wala muy laaj réew mi en 2024 déjà ñu bëri jàpp nañ ni yow présidentiable nga comme ñu ko ñeneen ñi aussi ñeneen ñi jàppee également le contraire mais également bu ñu xoolee lépp loo xamante ni tey doon na ay initiative yoo xam yaa ngi koy jël pour wane ni yow candidat nga en 2024 yaa ngi koy def Bougane Gueye Dany ban candidat lay war a mën a doon concrètement pour Sénégalais yi en 2024. Bougane président lay doon buy taxawu askanam Bougane président lay doon bu yërëm askanam Bougane président lay doon buy wane yoonu tekki dafa metti de
ñi nga fi dégg ñuy ŋal-ŋal yi ñëpp wax ma ci kenn ku ci tekkil boppam. Sénégal naqari naa diriger de. dama ne. ñi nga fi dégg ñuy ŋal-ŋal yi di wax yëpp jox ma ci kenn ku ci tekkil boppam amut. dama ne yoonu tekki metti na jafe na. léegi da nga xeeb yeneen candidat yi. ki ci jaar yow ndaw bi ki ci jaar dong moo la mën a teg ci yoon ngir wan la ana fu nit di jaar ba mun a tekki mun a dem yoonam. parce que nag jeunes yi dañ leen yàgg nax population bi sax laay wax dañ leen yàgg fooye dañu yàgg jël seen jafe-jafe def ko fonds de commerce pour accéder à la magistrature suprême. am na président yu fi waxoon ne way danañ jël kilo ceeb muy jar fukki dërëm ndax def nañ ko. yeneen i diggee ngi fi lu nit mun a teg ci taabal ji. c'est vrai que mën nga wax lu nekk wax say discours de campagne mais boo toogee la réalité bi da lay dab quand même. réalité mënta weesu lu may li ñu soxla lépp ci réew mi ñu góorgóorlu wutal ko suñu bopp defaral ko suñu bopp. man déjà mooy suma gëm-gëm li ma jàpp man mooy lépp lu Sénégal soxla fileeg ñu ngi koy jëggaani di ko wuti suñuy doomu réew du ñu tekki. ñu ngi financer économie beneen réew bàyyi suñu réew. dama lay jox rek benn exemple tey suñu menuisier yi nekk Sénégal est-ce que mën nañu concurrencer menuisier yi nekk Italie Chine wala Turquie. waaw nga yaakaar ne tey menuisier yu Sénégal bu ñu tëjoon importation meuble fii ak juróomi at ne du ñu importer ti meuble yaakaaroo ne menuisier yu Sénégal dinañ soxaliku. le consommer local. aussi simple. def ko ci yëre yi def ko ci dàll yi et cetera et cetera. xam nga dañu jàkkaarloog gouvernement boo xam ne dafay noggatu baadoo la. mais tamit président nga baal ma mais mënuñu tamit tout le temps ñuy tirer xëy na sur la gouvernance de Macky Sall depuis 2012 parce que tey bu ñu si nous devons être objectifs quand même waruñu mën a nekk ñoo xamante ni nous sommes tout le temps nihilistes quoi war nañ mën a peut-être xam ni au moins lii war nañ ci mën a duut baaraam ne Macky Sall au moins am na mérite def nangam donc nangam ak nangam googu war nga ci mën a yow duut baaraam parce que tamit observateur nga comme ñëpp war nga mën a xam li mu fi def lu baax ak li mu fi def ci lu baaxut. nga baal ma rek ci publicité bi. gis nga ku nekk bu doon sañ-sañam day dawal Mercedes mais da ngay am essence moo jiitu. ça veut dire. de boo amee oto faaw nga am loo jënde essence. c'est vrai xanaa doo ko teg di ko xool. Macky Sall jeeg buy sëy ci kër la di sabu foo ko fekk day takki or sol basañ bu rafet mais buy duggee biir néegam ndox lay reere. sénégalais yi taluñu infrastructure lu baax la mais dadul priorité. waaw tey xiif gi nekk ci réew mi tey nit ñi am problème mu añ am problème mu reer kenn assuré tous les 3 repas ñaar ngay lekk ñaar yoon ngay lekk wala benn yoon waaw kooku problème am est-ce que échangeur moo koy régler kooku problème am est-ce que terre moo koy régler. nee naa la sànq gouvernement Macky Sall dafay suukar lem te sombi gi saful dañu nekk di suukar lem gi te sombi gi saful. nit ñi dañu am problème mu faju nit ñi dañu am problème mu ndox mu ñu naan nee naa la Tivaouane Peulh Daaru Rahman 1 Daaru Rahman 2 Bawal boo fa demee ay goj la ñuy xëcc ci teen pour am lu ñu naan. c'est à 10 kilomètres de la présidence de la République. Daaru Rahman 2 est-ce que xam nga ne bu nit jigéen tolloo ci xaaju guddi di matu ci saret lañ koy teg pour génne ko évacuer ko. je parle de Dakar waxuma fenn ndox mu nit ñi naan te ne nit ñi Yoff gii nga xam ne sorewu leen mais Yoff nit ñi dañu am problème mu ndox yeneen i quartier ci Dakar waaw nit ñi am problème yooyu ñun suñu yéene mooy fexe nu ñu abréger
jafe-jafe sénégalais yooyu. d'accord justement sax pour ñëw ci seen yéene en tant que mouvement gëm sa bopp. am ngeen ambition pour réew mi notamment loolu moo leen poussé sax à ce que nga bëgg a jël en charge les aspirations du peuple sénégalais. en 2024. gis nañ en 2019 li nga proposé woon en tant que li nga proposé woon comme point muy 19 points yoo xamante ni tey tënkoon nga ci sa programme ak yéene bi nga am pour réew mi. defe naa li ci changé bariwul. mais li ci changé bariwul bu ma yegsee sax ci wàllu ndox moomu ma lay wax. mais gëm sa bopp dafa wax ne réew mi bu ñu ko jëlee ndox dafay gratuit ndox consommation ndoxum robinet dañ koy def gratuitement pour kër gu nekk au moins 5 mètres cubes par bimestre. li ma ci jublu mooy ñi am xaalis ñoo war a fay pour ñi seen loxo jotul seen ginnaaw. ñi nga xam ne ay nit ñu ñàkk lañu nit ñi am doole ci réew mi ñoo war di fay ñu war leen ko obligé mais loolu dafa am nu ñu koy defee. moo tax ñu def ko ci biir programme bi. dama lay jox beneen exemple nga baal ma rek. mooy li ma la wax sànq ne Macky Sall day suukar lem te sombi gi saful. nga jël lu tolloog 1000 milliards nga ne def nga ko ci terre bi boo jugee banlieue jëm Dakar nga jël terre. ñaata ngay fay gën caa néew di nga fay 1000 francs. Banque mondiale dafa ñëw génne benn étude ñu ne Sénégal 37% de personnes ñoo ci nekk ci extrême pauvreté. ñu ne ñu ngi considérer ku nekk ci extrême pauvreté maanaam ku ndóol dëgg mooy ku mënul am 1000 francs ci jour bu nekk. maanaam képp kuy fayu 35000 francs ci weer bi yow boole wuñ la ci ñi ñàkk ci réew mi. waaw léegi kiy fayu 1000 francs ci réew mi ki am 1000 francs par jour est-ce que kooku mën na jël terre bi dem dellu si kooku bokk ci kooku exclure nañ ko ci terre bi donc 37% des sénégalais bokkuñu ci mën a utiliser terre bi alors que njiit boo ko nekkee booy jël dogal da ngay jël dogal booy xam ne day arranger population bi yépp ñoom ci seen bopp ñoo ne bi ñu defee 100 jours am nañu 3 milliards de recettes 3 milliards de recettes maanaam dépenses yi ñëwagul waaw boo defee sa projection ci at bi ku am 3 milliards ci 100 jours waa 1 an ñaata lay am 12 milliards plus. léegi ñoom seen annuité bor yi ñu war a fay ci terre bi at bu nekk 45 milliards la fu ñu koy jëlee état mooy ñoqi ci xaalisam ngir fay boru terre boobu ñu ne 50 000 nit ñooy jël terre bi chaque jour dem ak dellu si 25000 xam nga loolu lu mu tekki day tekki ne ñiy jël terre bi kenn ku ci nekk état mu ngi koy préfinancer 2,5 millions par at te ñoom ñu ne état ba tey Macky Sall nee na day dimbali baadoole yi lu mu leen dimbali 400000 la jël ci ñoom 400000 la jël ci ñoom di leen jox bourse familiale bourse de sécurité ñetti weer yu nekk ñu jox la ñaata 25000 fois 4 muy 100000 ki ndóol nga koy jox 100000 ki am lu mu jëlee terre kooku ngay financer ci moom 2,5 millions loolu yenu na maana dama ne nit ñi nañ leen yërëm sénégalais yi dañoo bëgg ku leen yërëm dañoo bëgg ku leen taxaw alal ji mu ngi ci réew mi boo fàttalikoo benn waxtaan bu ma waxoon Walfadjri dama leen ren salaire u enseignant yi mën nañu ko yokk ñii 50% ñii 100% ma defal la tableau defal la démonstration waaw mujj nañu yokk salaire yi wala yokkuñu ko ci biir programme bii ma la jox dañ ne salaire yi bu ñu jëlee réew mi dañ koy yokk à 30% aussi bien salaire que pension de manière graduelle sur les 3 ans xaalis bi fu ñu koy jëlee ci réew mi parce que alal ji mu ngi ci réew mi. habitat social également. xaalis bi mu ngi ci réew mi. habitat social idem. yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne sur lesquelles nous avons réfléchi. c'est-à-dire dafa mel ni gëm sa bopp également dafa nekk mouvement boo xam ni dafa bàyyi xel trop ci nekkinu sénégalais bi nga xamante ni moom moo nekk au fin fond donc de ces zones défavorisées. mais xam nga gëm sa bopp ku nekk ngi ci gëm sa bopp fu nekk la ñuy dem ci réew mi gëm sa bopp fu ne dañ fay teg suñu tànk parce que man wax naa la je suis un passionné du Sénégal
su ma jëlee suma oto fu ma jëm ci Sénégal Bélé Tumbura Sébu li ma lay wax nii biir Bakel la fu ma ciy dem maa yor suma oto maay dawal maa yor suma volant man maay dawal ba foofu nee naa la moi je suis un passionné du pays man ak yow mën nañu toog di wax ci Sénégal pendant toute une journée du ma ci doyal parce que bu ma koy wax damay am lu ma neex ci suma xol moo tax ma ne la nit ñi dañu leen bàyyiwul xel tey yokkute yi am yéen salariés yi yéen a gën a sonn ñëpp alors que yéen am ngeen lu ngeen di seenu weer wu deewu nekk te tey yéen a gën a sonn ñëpp waaw est-ce que yéen a ngi imaginer ñi amul salaire est-ce que yéen a ngi imaginer ñi nga xam ne dañuy jël aftu dugg si biir Petersen toltolaan pour xool lu ñu am pour yónnee ko seen njaboot est-ce que yéen a ngi bàyyi xel waa Sandaga yi nga xam ne 511 cantines la ñu dindi leen fa rajaxe Sandaga la nit ñi doon am mënatuñu ko am tey ay nit di xuloo ko xeex ci nañ koy tabaxee est-ce que ñu ngi xalaat ñooñu yooyu yëpp gëm sa bopp am na ci solution daal mais solution bi bi ci njëkk mooy yërëm réew mi dama lay jox benn exemple tey ku nekk mi ngi lay wax wuy njëg yi cher na yokk nañu nangam yokk nañu nangam inflation bi voilà jéggi na dayo voilà mais boo xoolee tey njëg yi ku koy déterminer l'état mais déedéet kan la c'est le commerçant te tey ñi ñu bari dañuy mere commerçant yi waaw lu tax ñu leen di mere état bu Sénégal moom moo xoj commerçant yi état bu Sénégal moo jàppe commerçant yi limam di leen pressé moo tax man ni la état ba dafa mel ni moo koy déterminer mais finalement lépp moom la Macky Sall tey dañu nekk ci situation mondiale crise bu grave boo xam ne dañu génn ci Covid nga am problème mu transport maritime ñu yokk njëkk yi on est d'accord waaw ci situation boobu nga am guerre bi am Ukraine mu impacté lu bari njëkk yi yokk sans dara mais gouvernement Sénégal yamul foofu xam nga lu mu def dañoo jël benn taxe tudde ko Promat 3% commerçant bu indi conteneur da ngay fay 3% ci valeur bi Promat ndax nee nañu waa douane seen bureau yi dañ ko war a réfectionner ñu teg ko ci ndoddu consommateur sénégalais bi am na ci beneen taxe boo xam ne taxe prélèvement anticipé la ci wàllu lu ñuy maanaam déclaration ci at mu jeex PCS lañ koy tudde xaw ma prélèvement anticipé sur quelque chose 12% la boo jëlee 12% yooyu ak 3% yee muy ñaata 15% nga def ko taxe bu bees teg ko commerçant bi waa commerçant bi jënde 10 000 day jaayee 9 000 perte lu muy def da koy yokk. donc état bee leen ni lottal. aussi simple. ok tey nga gis ne ciment bi ñu am ñetti usine ciment ci réew mi yokk nañu ko tonne ciment dem 70 000 ma ne leen bu leen neexee tonne ciment na dem 100 000 ku mënul du tabax ku amul du tabax nañ fexe wàññi dund gi. taxe yi jëm ci lu nit di lekk ak lu nit war a jëfandikoo ci wàllu añ reer ndékki ñu fexe wàññi ko ba nit ñi mënal seen bopp. dama wax ne ñun li ñu war a njëkk def mooy régler suñu problème mu lekk ñun régler wuñu suñu problème mu lekk ñun problème ndékki la njëkk am Sénégal problème mu ndékki la njëkk am blé bi da nga koy wuti beurre bi da nga koy wuti fromage bi da nga koy wuti meew mi da nga koy wuti suukar si ñeenti weer ci at bi da nga koy wuti bitim réew di ko indi waaw kon ñun lan lañ mënal suñu bopp nga ñëw ci añ bi ceeb bi da nga koy wuti dëwliñ bi da nga koy wuti ñun lan lañ mënal suñu bopp nga ñëw ci reer bi yàpp bi da ngay dem Mali wuti yàpp alors que ñun war nañu mën a góorgóorlu ba suñu consommation intérieure ci suñu cheptel ñu war ko mën a reconstituer et loolu mu ngi ci biir programme mu gëm sa bopp
donc dama la bëgg wax ne ñun gëm sa bopp bàyyiwuñu dara. d'accord mais dama bëgg xale yi comprendre ne li indi tekki mooy am ay njiit yu leen yërëm waaye njiit yoo xam ne yamuñu ci wax rek dañoo jëf nit ñi gis ko parce que nag weddi gis bokk ci. moo tax may wax ñëpp ñi nga xam ne dañu nekk Sénégal. qui ont réussi quelque chose jóg leen ngeen ñëw bokk ci liy defar réew mi. parce que réew mi bu ñu ko bàyyee ak ay politiciens bàyyee ko ak ay fonctionnaires dong fi ñu nekkoon rek la ñuy nekk. d'accord amuñu xam-xamu liggéey amuñu xam-xamu defar réew am xamu lekk xaalis ak xam-xamu sàcc xaalisu réew mi loolu rek la ñu am. d'accord leer na ñu boucler point boobu dem ci sunu dernier point ñu ngi may signaler ni sax li ñu desee ci waxtu bëreetul. mais dama bëgg ñu ñëw rek juste ci benn point boo xamante ni mu ngi concerné ñaari candidat yoo xamante ni boobu ba léegi seen cas pratiquement ñu ngi koy waxtaanee. te taxawuñ ci niñ ci war a taxawee amaana. loolu moo tax sax xëy na position bi ñu nekk fa ba léegi muy Khalifa Sall ak Karim Wade tey jàpp nga ni ñooñu war nañ mën a bokk ci langue gi en 2024. mais gis nga Macky Sall fi nekk ñu ngi koy may la possibilité mu jël yat wi di ko dóor ku ko neex bokk ci ay élections yoo xam ne sénégalais bi dina tànn ci teeyu bakkanam dana ko jafe trop moo tax je lance un appel solennel à toute l'opposition. Il faut former un bloc et se battre pour qu'il y ait une élection présidentielle organisée par une personnalité indépendante ku amul benn féete. tey ñun législative demuñu ci lu tax demuñu nee nañu parrainage yàlla atema ak ñoom ñenn ci ñu doon wax ne am nañu parrainage ñëpp mënuñu sax am xaaju la ñuy joxe ci ay parrainage ci ay voix yu leen woteel xanaa kon yàlla dikk na beneen bi ci des muy li nga xam ne wax nga ko ci Karim Wade et ci Khalifa Sall gis nga il faut pas qu'on cultive l'impunité ou benn genre malaanu kiirlaay pour les politiciens damay dégg ñi di wax ne oui nañu leen amnistier ma ne leen bu ñu defee amnistie Macky Sall dana ci dugal ay nitam te nit yi Macky Sall yooyu nga xam ne dañoo def ñombe ci réew mi dafa jaadu réew mi rëq seen digg te nag bu ma juumee it nga wax ma muy Khalifa Sall muy Karim Wade dégguma leen benn yoon bu ñu nee nañ leen amnistier dañu ne révision wu procès maanaam ñu tëggaat procès bi man ci loolu laa gën a ànd parce que nag mënuñu nekk ci réew moo xam ne dañu naan politiciens yi ay intouchable lañu lu leen neex def après ñoom ci seen biir ñu mën ko lijjanti ruumandaat ko ba seet nu ñu def ba génn ci nit. donc da nga jàpp ni amnistie bi ñoo amnistier leen ce serait favorable à Macky Sall. mais ça veut dire que bu boobaa bu ñu leen amnistier man dama gëm ne bu boobaa kon li ñu leen di wax ñoo ko def mais bu fekkee ne dañu tëggaat procès bi mu am ay éléments nouveaux ñu ne yéen ñii kat dem nañu ba xool mais lu bees lii tegu ci àtte bi defu leen dara loolu jàpp naa ne man moo leen di setal. d'accord mais Macky Sall taxaw ne daf leen di amnistier man dama jàpp ne lu leen di gën a suuxal la lu leen di gën a gàkkal la te nag Macky Sall mosut a def lu mu wax Macky Sall musul dikk Sénégalais yi loo xam ne rek def na ko d'accord ci njuuy leen rek la dëkk xoolal pétrole bi liir naa bërki démb ñu ne wuy 888 milliards d'ici 2025 est-ce que loolu lañ ñu waxoon waxuñu ñu woon loolu dañ ñu woon à partir de 2023 700 milliards la Sénégal di encaisser chaque année 2023 2024 2025 boo ko boolee mu jox la 2100 milliards léegi nee nañu 888 milliards nga lire ci benn document bu ministre de l'économie et des finances xam nga lan la wax l'apport du secteur pétrolier dans le budget de 2023 xam nga ñaata la ci xaar 56 milliards waaw nañ ñu wax li des ci milliards yi fu mu dugg
réew mi moo war a soppiku. d'accord procès Ousmane Sonko yaa ngi koy xaar. mais procès comme procès bu mu mën a doon ci réew mi ku nekk am nga sa gëm-gëm man am naa suma intime conviction yow am nga sa intime conviction. parce que ñu bëri ñu ngi koy waxtaanee. waaw bon dafa war a dem procès lan dafa war a leer et cetera. lan moo ñuy yow mu mbir amee. am nga sa intime conviction. bu mbir amee man am naa suma intime conviction waa kan moo ñuy tàqale. justice rek donc justice donc moo mën a leeral dossier bu mu mën a doon boo xam ne ñaari citoyen ñoom ñoo ko seq et bu boobaa ñu am yaakaar ci suñu justice. comme ni ma ko waxee woon justice amaana ña ca nekk mën nañu dëng amaana am na ci ñoom ñuy mën a dëng mais quel que soit justice suñu justice la maintenant ñi nga xam ne ñooy animer justice boobu nag ñoo war a jël seen indépendance ba li réew mi bëgg ci ñoom sàkku ci ñoom ñu mën ko def en toute transparence et en toute responsabilité. Message bi ngay lancé aux acteurs politiques bon du ma ni yow tout à chaque fois bu may wax du ma la présenter comme politicien parce que da nga xaw a démarqué wu vous êtes un peu en déphasage avec ces politiciens mais boo amoon tey message boo leen di adressé wax leen ko par rapport à ces élections yi ñu dëgmal muy 2024 concrètement ak taxawaay bi ñu war a am au niveau donc de la 14e législature lan lay doon. mais taxawaay bi ma la wax mooy taxawaayu njàmbaar ci 14e législature taxawaayu libérer sénégalais yi ci 14e législature taxawaayu sénégalais yëpp comprendre ne enfin li ñu bëggoon am na. nee naa la bi ñuy campagne ñun gëm sa bopp dañu jóg campagne moonte campagne ñu woon pour ñu fal ñu de mais dañ doon campagne pour tànn député yi ñu jàpp ne mën nañoo gën ci député yi ci Sénégal donc du woon ñun suñu bopp moo amoon solo mais li amoon solo mooy ñi ñuy tànn ñu war a dem teewal Sénégal parce que jàpp naa ne ñun ñi ci opposition bi yëpp ñoo bokk liñ bëgg mooy yëf yi soppiku mooy Sénégal am beneen xar kanam fi ñu doon seen Sénégal démb ci wàllu démocratie ñu delloowaat ko ci biddéew ba mu nekkoon kon loolu dafa jar sacrifice yu nekk parce que nag suñuy doom ñun ñoo leen di waajal tey suñuy doom yi war a yor réew mi ëllëg ñun ñoo leen di waajal tey kon jot na ñu am beneen taxawaay élection bi nga xam ne aussi mooy élection présidentielle bu ñu ci yeggee 2024 kenn ku nekk na jiital bëggam ak cofeelam ci réew mi waaye jiital yërmande ci askan wi te lépp nag tegu ci jàmm dal jàmm d'accord ci la lépp xaj jeex na ñu ngi lay sant bu baax. merci beaucoup donc président du mouvement Gëm sa bopp Bougane Gueye Dany moom lañ amoon mbégte vraiment tey waxtaanal mu waxtaan ak ñun ci li nga xamante ni tey moom moo soxal réew mi ci wàllu politique ci wàllu économie ci wàllu maanaam nekkinu sénégalais yi de manière générale donc vraiment apprécier nañ bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy li fi tukkee ci ay waxtaan donc dañ lay bàyyi rek nga tàggoog sunu mbokk internet yi wax sa kàddu gu mujj li ngay adressé waale également mbokk internet yi en tant que président du mouvement Gëm sa bopp defe naa ñoom it ñu ngi lay xaar nga ni leen officiellement candidat nga. alors loolu je crois que wax nañ ko waxaat ko li am njariñ rek mooy li ñu mën a indi lu bees ci biir li ñu tuddee ñoom langue politique bi xam nga damay wax tout le temps bu yëpp doxoon ni ñu ko bëggee ñun ñëpp xëy na man Bougane du ma wàcc ci terrain bi parce que ministre yi sama bureau moo gën a rëy seen bureau samay oto dàq seeni oto suma kër a dàq seeni kër. mu ngay oto yu rafet de dafa mel ni. non macha allah maa ngi sant suñu borom je touche du bois moo tax ma wax la ne ñoom politiciens yi problème yi ñu am man awma problème boobu ñoom dañuy wut a mos man yàlla mosal na ma bu doon man ak suma njaboot rek mënoon naa toog suma roq mais Cheikh je pense à tes enfants est-ce que war nañu toog ëllëg ñu bëgg liggéey duñ ko am ci réew mi
Cheikh est-ce que xam nga France ñoo ko ëpp alal est-ce que xam nga Italie ñoo ko ëpp alal est-ce que xam nga Espagne ñoo ko ëpp alal France Espagne Italie seen alal yépp boo ko boolee ñun Sénégal ñoo leen ëpp alal ci or ci zircon ci leneen loo xalaat mais ñun suñuy doom ñooy jël gaal gi di Barça wala Barsaq ngir dem wuti teraanga alors que teraanga gaa ngi fii mais pourtant ñi ñu jiite ñoom seeni doom demuñu ñooñu gën a réewi doom fexe nañu gën a gën noo rëyi kër te jubluwu jëlewuñ ko fenn sa ñàkk yow lañ koy jële waaw mais loolu warul dakk mën nañu dund la même chose pendant 60 ans mais tey man bu ma bokkoon ci ñuy wut dara mun naa bañ a jóg ba may campagne kenn joxuma 1 franc sama dërëm ak sama tànk laa dajale campagne et pourtant aw ma woon kenn koo xam ne dañ ko war a fal mais jàpp naa ne Sénégal jar na ko suñu avenir u doom jar nañ ko tey bari na ci ñoo xam ne jàng nañu yor seeni diplôme mënuñoo def dara dañuy taxawal parce que ñi ñu jiite tegul ñu leen ci environnement bu leen di mun a permettre ñoom ñu mën a dem seen yoon. yooyu yëpp doon na ay critères yoo xamante ni validé na sa candidature. moo tax ñun ñu taxaw ne tekki jot na tekki pour la jeunesse tekki pour ki nga xam ne yéeneem mooy teral ay waajuram tekki pour ki nga xam ne mu ngi am yaakaar boobaak léegi 10 ans bi Macky Sall ñëwee mu ne tey àdduna dina soppiku Sénégal dina soppiku tey jii kooku yaakaaram tas ana ki doon xaar waa PDS ñooñu bi ñu ñëwee kooku tey yaakaaram tas na est-ce que dañ fi war a toogaat di xaar keneen di ñëwaat di war a tasaat yaakaaru jeunesse bi moi j'ai dit non. D'accord. J'ai dit am na fu ma jaar donte bu ma réussirul sax am na ci tepp goo xam ne suñu borom jaarale na ma ci muy ay jafe-jafe ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax fi ngay toog. D'accord. Ki nga xam ne am na lu mu def ci àddunaam ba am ay nit ñu jaar ci moom ba tey jii ñu leen di tudd kooku bu jàkkaarloog yow ne la ëllëg sa avenir dinaa ko defar war nga koo gëm. nañu moytu discours te bàyyi xel parcours loolu rek lay bàyyee jeunesse bu Sénégal. Merci beaucoup donc président du mouvement Gëm sa bopp Bougane Gueye Dany ñu sant ko bu baax a baax par rapport ak disponibilité bi mu am pour dalal ñu tey fii ci diwaanam à la cité Kër Gorgui di leen remercier également yéen suñu mbokk internautes yi nga xamante ni yéen a ñu suivre saa su ne à travers donc votre chaîne La Référence Dakar Actu di leen jox dig daje rek comme ni ñu koy faral di defee saa su ne ak beneen invité donc ci seen beneen émission l'entretien jërë ngeen jëf. jërëjëf.